mbokku téléspectateurs yi asalaamaaleykum juróom-ñaari waxtu dem ba teg fanweeri simili bisimila ci xibaar yi li ci gën a fës mbiram tàggat yaram lañ koy tàmbalee ci kanam ay simili yu néew Sénégal dina daje ak Mozambique ci ñaareelu demi-finale afro basket ci jigéen ñi am ca Bamako ñoom nag démb ci rek quart de finale yi dañoo duma seen yeneen naataango yu Cameroun yi match bi nag muy capitaine bi di Yaya Traoré ak tamit entraîneur Moustapha Gueye ñoom nee nañ dinañ am taxawaay bu am solo boo xamante ni bëgg nañ koo taxaw ngir rek dem ca finale ba défendre seen titre boobu dinañ ci ànd ak sunu envoyé spécial ca Bamako di Pape Fara Ñing première demi-finale bi ñu ngi koy amal ci jamono ji mi-temps nan wante Mali bi nga xamante ne moom mooy dal compétition yi waa Nigéria bi ñu jàpp ni bokk nañ ci favori yi ñoom ñoo leen jiitoo du toll ci fukki poñ ak benn tey ji ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru août ñuy rek màggal juróom fukk ak juróom-ñeenteelu anniversaire porteur de pancarte yi ñu ngi koy fàttali nag bis bi nga xamante ni moom général de Gaulle ñëwoon na fii ci Sénégal ngir rek am ay ndaw Sénégal yu doon sàkku Sénégal mën a moom boppam ci wàllu indépendance loolu ma nga amoon ci atum 1958 fële ca place Protet ñu koy wax léegi place de l'indépendance tey jii nag moom mooy guleen ñu amal bis bu ni mel te ka sumboon mbir di maître Mbaye Jacques Diop fekkee wu ko génn àdduna ba tax na ay taalibeem ci wàllu politique ñi ngi ko ci delloo ndukkal bisab samedi bi nag ginnaaw si tey tere nañ képp ku tux ci place publique yi ku ko def nag boo saaganul yoon dana dal ca kaw mën nañoo dem sax ba daan la ci kaso wante tamit ay koppar yoo xamante da nga koy fay ci amende tuxkat yi ñoom jàpp nañ daal lu ni mel gëmul ni danañ appliquer boobee loi ci Sénégal ndax yàgg nañ fee voté ay loi yoo xamante ni kenn du ko jëfee bu dee ci wàllu bitim réew parlementaire yu CEDEAO nag ñoom ña ngay wéyal seen lël ba fële ca Lomé àdduna nag ci attaques yi nga xamante ni mooy attaque terroriste ya am ca Burkina Faso barki Dembo Ndiaye ba tax na rek Moustapha Cissé Lo ak i naataangoom ñi ngi sàkku rek ñu gën a waggar ci xeex bi ni xeex terrorisme fii ci Afrique rawatina nag Afrique sowu jant bi nga xamante ni ñoom ndaw picc ndaw réew yooyu ñoom ñoo fay teewal boobu continent dinañ ci àndi ak sunu envoyé spéciaux yi fële ca Lomé di Ibou Diouf ak Mor xam mbokk yi su ngeen taaxirloo ñu yaatal xibaar yi. dal leen jàmm 20h45 kon mën nañoo jàpp heure bii ci la Sénégal di jongante ak rek waa Mozambique di ñaareelu quart demi-finale jëm ci afro basket ci jigéen ñi loolu nag ma ngay am ca Bamako démb nag ñoom gaynde Sénégal yi ñoom ñoo daal di éliminer waa Cameroun ci quart de finale yi jongante bi nag yombul woon ba tax na Moustapha Gueye ak ay ñoñam jàpp na ni daal match bu nekk dafa am lum laaj ci wàllu réalité ba tax na daal gëdd googu dinañ ko jox su ko defee ñu mën a qualifier finale ëllëg défendre seen titre ñu ànd ceek Pape Fara Ñing ak Massaer Ndiaye. gaynde yi jigéen yi kontaan lool yor drapeau Sénégal ànd ak supporters yi di waye ak fecc gannaaw ba ñu gañee Cameroun ci fukki poñ ak ñett dox seen diggante te tàmbali wi nekkoon na lu métti waaye mujj nañoo jat gaynde yu Cameroun yi. waaw match bi benn match du yomb fii ñii di dañu ñëw fii pour gagner ñun tamit ñoo ngi fii pour gagner je pense que suba final lay doon il faut que ñu jouer bu baax mën a gagner. match bu métti woon la parce que quart de finale moo demee noonu doo toog la donc l' essentiel moo nekkoon ñu qualifié et que qualifié wu nañu. mais négocier nañu ko daal xale yi góorgóorlu nañu début bi métti woon na mais au fil des minutes retrouvé nañ seen jeu ba yàlla may ñu ndam donc ñu ngi sant suñu borom. ñu amoon tàmbalu bu baax waaye équipe bu Cameroun bi dem ba ca njeexital bi daal di wàññi loxoom défaite bi jàpp nañ ci ne manque d' expérience am na ci. Quand on joue contre le Sénégal c'est vraiment très difficile parce que. jouer ak Sénégal saa su ne dafay métti gaynde yi ñoo ñu sut ba pare ñoom ñoo ñëw ëpp te sunu équipe ay xale ñoom ñoo ci bëri waaye mën nañu jàpp ne manque d' expérience feeñ na ci. On s'est battu comme on pouvait et c'est vraiment important pour nous de finir dans une. waaye li gën a rëy mu ngi xaar ñi nga xam ne moo nekk gaynde yi jigéen ñi di demi-finale bi ñuy joué contre Mozambique moom mi nga xam ne moo créé surprise gagné Angola. waaw ñu fàtte nañu loolu parce que match bi suba dañ koy jàpp comme final dañuy jàpp ne rek mënuñu leen bu suba ñu jàpp mu dëgg comme ça ñu mën a gagné pour man suba mooy final bi. du yomb xam nañ ne Mozambique équipe bu mag la mais bon ñun tamit aussi équipe bu mag lañ dinañ gën a góorgóorlu ba xam ne yoon bi métti na mais dinañ dem ba jeex. ñoom yàgg na leen mbëbët ne match bu gën a am solo ci tournoi bi mooy toujours bii di ñëw bon comme tu l'as dit nag bii di ñëw dafa rax double enjeu mooy qualifier final ak qualifier coupe du monde dañu ñëwoon pour défendre suñu raay donc impérativement match subi dañ ko war a jàll pour mën a espérer garder suñu coupe. gannaaw ndam li nag Sénégal di dëggal mën gi mu mën ñii di Cameroun
di xaarandi nag dajeeg Mozambique ki nga xam ne ñooy naataangoo Aminata Fall yi gagné woon nañ leen ci match de poule. capitaine ba it noonu la gisee muy soxna Aya Traoré jàpp ne daal match bi du yomb ba tax na ñoom gaynde jigéen yi dañ ci dem ba jeex su ko defee ndam li ñu mën koo jël ñu déglu ko ba léegi su micro sunu envoyé spéciaux Pape Fara Ñing ak Massaer Ndiaye. L'expérience et le mental surtout. match ñu nag Mozambique expérience la laaj ak mental surtout nag mental ndax demi-finale ñeenti équipe ñoom ñoo fiy teew ku ci ne yaa ngi xaar li nga xam ne moo nekk finale bi il faut que nag ñu daal di taxaw ci ñeent fukki simili yëpp ñu daal di koy jouer bu baax préparer ko xeex ko te possession bu ne dafa am solo. Pafara yaa ngi ci ligne bi ginnaaw bi ma la nuyoo yaa nga xam naa ca stade ba ngir rek di waajal boobu jongante ànd nga ceek ñun sànq ci réaction yi ñu dégg ambiance bi naka la tëddee ci gaynde yi comme ay minutes rek moom moo des ñu egg ci jongante boobu. instant bi jotaguñu dëgg Chérif ñu ngi ci alentour yi noonu mais li ñu mën a wax rek sérénité la ñu gis ci équipe nationale bu Sénégal xëy na rek benn incertitude la ñuy am moo nekk ki nga xam ne nag Oumy Khayri Thiam ndax démb xawoon na gaañu ci tànk bi waaye nag jàpp nañ ne dina mën a bokk tey ndax nag xam nga Oumy Khayri dafa am solo ci équipe bi ndax 3 points yi nga xam ne moom bu ñu jàqee rek bu duggee day def maanaam écart tuuti daal di dugal yooyu lay 3 points mais lu ñu mën a wax rek kon Lions yi ñoom ñu wax jàpp nañ ne match bu topp ci match boobu rek moom mooy gën a métti nee nañ nag pour ñu conserver seen titre faaw ñu jàll demi-finale bi ndax nag demi-finale bi moom moo nekk lu am solo la da leen di yóbbu final ba pare da leen di qualifier loo coupe du monde te ñoom xam nañ vraiment li nga xam ne bëgg nañ ko te comme que daje woon nag Mozambique nag seen basket bi ciy gën a métti mooy intérieur yi maanaam ci suufu raquette bi la ñuy jouer passe pivot yi daal di tourner daal di dem dugal mais Sénégal bu amee réussite dina ci mën a génn mais nag demi-finale bu métti la ñuy xaar ndax gis nga Nigéria ak kii di Mali ñu ngi ci mi-temps bi 23-12 kon fu toll fii coach yi défense la ñuy gën a taxaw chéri muy la am solo kon ñu ñaanal ko rek moom Oumy Khayri Thiam moom mu am wér ba mën a bokk ci jongante boobu ndax am na apport bu muy indi rek ci équipe bi Pape Fara xam naa rek bu amee évolution incha allah dinañ ci dellusiwaat àndaat ak yow ci xibaaru nasaraan yi ak Léa Soukeyna Ndiaye ñu dellusiwaat ci réew mi maa ngi leen koy wax sànq ginnaaw si tey nag am na loi bu génn rek ngir ñu tere ku tux ci place publique yi ku ko def nag yoon mën naa dal sa kaw wante nag tuxkat yi nga xamante ni laaj nañ leen ñoom liñ jàpp mooy gëmul ni loi boobu leen ko appliqué fii ci Sénégal ndax réew la moo xamante ni liñ fiy jëfee loi te duñ ko appliqué bari na trop. Alassane Ba ak Mohamed Dieng. toox danay reye moomoo xam na ko ne na nag ak disposition yi ñu jël bés ni ki tey moom itam beneen doxalin lay jël. En tout cas de naa si bàyyi xel ñi ma nekkal tamit naa leen wax gars yi lu ñu wax loi bi lu mu wax affaire yooyu noonu. am na ñoo xamante ne on s'en fout dañuy leen di tere tux ci biir nit ñi dafa mel ne sax xamuñ sax li ñuy wax. ci naaj wu tàng wi nag kanam gi xaw a ñàkk Mamadou nag nee na li ko xaw a jaaxal mooy daan yu yoon wi waajal. fukki atu kaso nag cigarette fukki at kon de man nañ ma tëj bu fekkee loolu la. am na ñoo xam ne léegi lañ koy yëg nii rek nga bëgg leen amende 50 000 di leen def loolu noonu pour man dafay metti quoi. boobu moom xaw na diis de. kon gars yi il faut que ñu daal ci yërmande parce que gars yi fu mu toll nii am ñu doole pour fay loolu. John moom xel ñaaru ci sax ndax jàpp na ne li ni mel ab yëgle la rek kenn du ko appliqué. ay loi la nii rek mais du féete fenn loolu daal laa ci mën a tontu. nga yaakaar ne loi bi du féete fenn demal la du féete fenn Sénégal yi mu tàmm na ko ba noppi fii kenn mëntu fee yar kenn. mukk njaboot ngay jur sa mënoo koo yar. waaye li ngay wax maa la ko wax mënoo ko jamono moo nii doxee. mais jamono tamit boo bëggee yar ñu jàpp sa loxo ma ne boo bëggee yar ñu jàpp sa loxo. mais xam naa ci dara moom dina metti trop fii ci Sénégal parce que tuxkat laa man mii di wax ak yow nii te pour loolu moom xam naa ne sensibilisation bi dafa war a nekk ci. mu mel ni nag toxkat yi avertir nañ leen bés niki tey ñu tere képp kuy tox ci lieu public yi ngir bañ nag yoon dal seen kaw yoon wi nga xamante ni atub 2014 lañ ko woote amande yi nag toll ci fukki jën jàpp ñaar fukki junni ak tëjub kaso bu mën a dem ba fukki at.
ñu wax lu soxal mbiram Kémi Séba di activiste bi fi jafaloon benn bi yëpp junni yoon nag daal dina koy teg loxo buñ sukkandikoo ci maître Aboubacry Baro dip avocat képp ku taal ay koppar am na loo xamante daal yoon mën na koo teg sa ko jàpp juróom ba ci fukki at yoo xamante ni mën nga koo tëdd mu mel ni kon mbiram Kémi Séba moom suliwaat na fi rek jafe-jafe yi nga xamante ni am na ñu koy ñaawlu muy franc CFA lii nag bu nu sukkandikoo ba léegi ci xibaar waa BCEAO ñoom ñoo porte plainte contre moom Kémi Séba ñu déglu avocat bi ci micro Fatimata Ba image yi Mardien. balaa mu nekk délit sax acte incivisme la citoyen sax de côté waxuma la keneen nag délit la parce que code pénal article 411 dafa ne képp koo xam ne da nga jël benn billet de banque nga lakk ko wala nga détruire ko wala bépp document boo xamante ni ci état la jógee yoon dina la teg daan bi nag muy commencé peine 5 ans jëm ba 10 ans alors juge bi nag moom mooy apprécier su fekkente ne jàpp na nit kii il est coupable si la personne est prise en flagrant délit en train de commettre ce délit et qu'elle est déférée et reconnue coupable bu boobaa juge bi da koy tànn yoon dafa ne na ko teg daan boo xamante ni dafa commencé 5 ans jusqu'à 10 ans. maire bu Jëppal Derklé moom nag tere na rek dawalkatu charrette yi ñuy circuler ca commune ba wante tamit képp koo xamante ni da ngaa jóg di jaay ci trottoir yi ndax dafa jàpp ni daal lii jëkkul ci xar-xanamu dëkk bi mu ne buñ ci bàyyiwul xel mën naa dem sax ba jàppee sax commune ba ab dëkk kaw loolu nag moom bëgg na rek mu daal di dakk ñu déglu ko moom Cheikh Dieye ci micro Dissa Prera. damay faral di wax ni dëkk ci dëkk bi defar dëkk bi moom defar dëkk bi nag mooy. defar kenn ku nekk fa nga dëkk gox ba nga dëkk ak na nga dëkk pour kenn ku nekk ci dëkk bi yéeg ni fi la dëkk lii mooy waree fen lii mooy taxawaay ñun ñi dëkk ci dëkk bi nag waruñu seetaan waru di nangu kenn di yàq loolu ndax li ñëpp bokk ñëpp dañ ko war sàmm gis nañu ñi ñëpp ni li xew ci communes yi rawatina suñu commune nga xam ni buñ nee commune Dieuppeul Derklé xel yëpp dañuy dem ci Sicap dafa am ñu meloon démb ci dëkkuwaay ci nekkin ci taaru ci rafet am ay béréb yoo xam ni béréb bu noppalukaay la woon am béréb yoo xam fa la ñuy jaayee am béréb yoo xam fa la ñuy tàggate yaram mais tey jii loolu yëpp dafa jaxas léeg-léeg nga gis ganaar yi fii fas yi jaar nii car rapide yeeg njage njaay yi dugg fii fiir nit ñi loolu yëpp nag dafa war a dakk marché boo nga xam ni xamoo fan la yem fan la tàmbale mais foog ñu defaat ci ordre boobu nag du yëfu maire bi rek wala maire bi yëfu ñun ñëpp la parce que ñun ñëpp ko bokk ñun ñëpp ñoo bëgg suñu dëkk ak suñu dëkkuwaay mel na mu war a mel kenn ku nekk ca fu mu toll daf ca war jàpp dugal ci loxoom te xam ni njëriñ li ñun ñëpp ñoo ko bokk bu ko defee ñu am commune boo xam ne wax dëgg yàlla mu nekk ci diggu Ndakaaru ci xolu Ndakaaru na mu meloon démb mel ko tey ba képp ku fi yeewoo wala ku fi ñëw mën a nekk ci jàmm dem bi ak dikk bi du am benn tolof ak benn jafe-jafe. ñi moom ay yoon yun jaar ngir rek seen dem ak dikk mën a mucc ayib la ni sàkku ñuy waa Savagne Séeréer ab dëkk la bu nekk ca région bu Ndar ñoom nag daanaka fukk ak juróom-ñeenti dëkkaan nag fa wante daal dem ak dikk te na leen lool moonte de dëkk ba ban ko sànceeg léegi ëpp na juróom fukki at ba tax na ñu doon amal doxu ñaxtu sàkku ci kilifa yi ñu déglu leen ngir seen tawat ñu saafara ko Ousseynou Diop Habib Seck. Savagne Séeréer dëkk bi nag ay jafe-jafe la askan wi di dund bokk na ci lu jëm ci wàllu yoon bi ñu ni ci atum 1964 lañ ko sosoon boobu ak léegi nag dëkk bi dara soppeeku ci wàllu yoon wi tax nag ñu ñaan état bi mu daal leen di dimbali ndaxte ñoom ñu ci bari ay jafe-jafe la ñu am ngir dem ak dikk rawatina bu fekkee ni seen soxna yi dañu toll ci diggante. ndax amuñu tali léegi daal tali mooy sunu métit bu ñu amee malade bu garaaw du man génn li saa toll ñu téléphoné wala Ross Béthio ñu ñëw duñu fàtte duñu mën dugg sunu doom yi sonn nañu wala ñu jël ay saret ndax oto mënul dugg. benn yoon kott nag ngay mën a jël ngir dem Savagne moo ne day file ay agro industrie yu bare ñu ngi fi nekk démb benn oto daanu fii lu mat fanweer ci ay nit nag am ci gaañu yu metti tax askan wi nag ni léegi doy na. li ñuy wax mooy sunu yoon bi rek moo nu soxal actuellement tey nit day ëmb sax ñëw fii ci télé bi pour mu ñëw problème la day mujj accusé yoon wala mu am problème ba mujj mu jaar fa ñàkk bakkanam te loolu rafetul bëgguñu kon li ñu bëgg mooy ngeen dimbali ñu xam nga accident bi nga xam ne démb dong la fi am xam nga lii ñaaw na trop te ay bakkan xajoon na ci te tey jii ñuy wax ak yow xamun ba xam dana am bakkan yu ci xaj wala déet te ñaanuñ ko yàlla waaye lii ñaaw na trop. donc nanu fexe bàyyi xel askan wi defal nu yoon bu baax
loolu moom mooy suñu problème yoon bu baax parce que accident yi li koy causé mooy yoon bu bon. ngir nag ñu mën a génn ci goutte gi ñu nekk askan wi nekk ci sawañ ñu ngay ñaan état bi mu daal ciy dugal loxoom. kon Macky Sall ñu ngi lay ñaan nga jàppale ñu ci suñu tali bi ñun sonn nañu ay jigéen lañu dañuy liggéey dañuy def lu nekk fii ñu ngi jóg 3 heures du matin di dem liggéey. fukk ak juróom-ñeent ci ay village ñoo ëmb sawañ file nag ginnaaw seen doxub ñaxtu bi de nee nañu bu fekkee ni kenn wuyuwu leen daal ñu wanewaat seen naqar ci beneen anam. jafe-jafe bu ni mel nag dafa mel ni moom la askanu yu tuuti dëkk bu nekk ca frontière Guinée Bissau région bu Ziguinchor di jànkonteeg ñoom it amul benn infrastructure di jumtukaay bu leen mën a may rek seen dundin gën a mën a mucc ayib ba tax na rek ñuy sàkku ñoom it kilifa yi daal di leen di dégg ci woote bi ni woote ñu déglu ci Dieynaba Goudiaby bi moom moo yor kàddu askan wa ci micro Boubacar Diassi Lamine Mandia. président ñun ñi ay ndaw département Oussouye ñu ngi koy ñaan localité yi mel ni Yuutu EFOC mu jàppale ko déglu population yi souffrance yooyu noonu looloo waral ndaw Yuutu ak EFOC ndaw commune Santhiaba Manjaak ñu ngi xar seen tànk tubéy suba ak ngoon dañoo bëgg mu jàppale ñu ci suñu localité ndax ñun la conflit Casamance bi gënoon laal donc looloo waral may ne maa ngi si attirer attention président ci loolu parce que loolu aussi neexul ci xol mais loolu yëpp ci région bi la bokk. est-ce que dafa war a sukkandiku ci ñaari département yi kese Ziguinchor ak Bignona mu bàyyi Oussouye loolu gis nañ ni ki neexul ci xol te loolu indiwuñu cawarte bu nga xamante ne boobu la ñuy jël ñu dugg ci terrain bi di défendre PSE bu nga xamante ne programme bu mucc ayib la bu nga xamante ne mun na yóbbu Sénégal ci kanam a kanam. jamono ji nag ñi ngi waajal bu baax tabaski gi daanaka ayu bis moom moo ci des ba tax na rek teefanke yi ñi ngi jiital xar yi ñu wut si ci dëkku taax yi sunu envoyé spécial nekkoon nag ca région bu Matam daja na ci ak ay teefanke yoo xamante ni daal ñu nga jiital jur gi mu mel ni kon nee na daal ay kilomètres yu bari la ñuy dox rek ngir mën a yegg si fi ñu yegg si Ibrahima Camara. ñu ngi jóge si réew yi dëkkandoo ak Sénégal di wuti ferlo bi. ñu duppe leen ay aga muy ay pël yu nga xam ne dañuy màngaani ji ndaxte foofee la ñax mi ëppee jamono ji zone sylvopastorale bi di dalal la juru Sénégal Mali Mauritanie mbaa yeneen i réew Afrique sow jant waɗi immotoɓe Guinée waɗi immotoɓe Gambie am na ñuy jógee Casamance Guinée Gambie Guinée Conakry mbaa sax réew yu ko gën a sori ngir wuti ferlo ba nga xam ni foofu lañ am yaakaar am ñax moom taƴo Mali tan jahata Guinée en aɗa ɗum kam taƴi Mali te itam xam nañu lool ni nawet bi tëddee ak àll beeg gàncax gi ñoom aga yi di mën a gindi seen bopp saa su ne si àll bi di sóoru gaynde yi bukki yi ak yeneeni mala lu mu sori sori ak lu mu wét li leen yitteel rek mooy am fu ñu mën a amee ñax moo xam ne jur gi dinañ si mën a lekk ba suur su tawul jur gi du mën a suur ndaxte amuñu lu ñu lekk bu boobaa doom bu góor moom doo mën a ñibbi sa kër baay fi lekk jur gi suuruñu loolu xel xalaatu ko mi heɓo hen eew joni kam hande kam mbeewa dañaani sago muɗum xar yi ñoom jamono ji amuñu lu ñu bëgg bëy yi nag moom suñu yéegul ci kaw garab yi rek li ñuy dund lekki wawata hebde ko sago muɗum junni kilomètres yi nga xam ni ñoom ñooñe di sàmmkat yi di màngaan yi ñu leen di woowee ay aga fii si Fouta nar naa naax saay ndaxte jamono bi ñuy wax ak yéen ñu ngi toll ci njeexitalu août te nawet bi tollugul fa mu war a toll ba néega nii ferlo bi nga xam ni moom la ñuy wuti ji itam ñax mi demeewu fa noonu. jërëjëf Ibrahima Camara ñibbisi nga ak xaar ñu wax rek ci wàllu yoon dellusiwaat ci professeur Amsatou Sow Sidibé daal di àddu rek ci jafe-jafe yi nga xamante ni yenn saa yi doomu aadama yi denc ci kaso yi ñu ngi koy jànkoonteeg bu ci mujj rek mooy faatu ko Amat Ba daal di ñàkk ba kanam ca camp pénal ginnaaw bi mu amee jafe-jafe ci wàllu noyyi tey ji sax lañ ko jébal borom ca Mbour. ba tax na rek moom daal nee na il faut que rek ñu xoolaat nan la mën def ba ñu nekk ci kaso yi ñu gën leen a jox seen gëdd moom mi fi jiite woon institut des droits de l'homme et de la paix nekkit jàngalekat ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru àdduna ci micro Habib Faye ak Modou Diop. xam nga nit ñàkk bakkanam mën na nekk jóge fu nekk mën nga toog ci sa kër ñàkk fa sa bakkan waaye prison yi li ma ci wax mooy nit yi ni mu demee ci Sénégal dafa metti ndax prison yi barewuñu nit ñi ñu ngi ci xat-xat
xëy na nañ leen waroon toppatooyee duñ leen ko toppatooyee mu nekk un problème li ma wax nag mooy dañu war a am beneen système budul bii par exemple dama gis ni li ñuy dugal nit prison dafa xaw a gaaw prison doo ci dugal nit noonu koo xam ni par exemple sàcc bu ndaw la sàcc lu mel na ganaar wala benn portable nga tëj ko prison àddinaam yàqu abadan loolu je pense que du solution dañuy war a def li ñuy wax des peines alternatives maanaam trouver yeneen solution par exemple liggéey loo ko yeneen ak yeneen yu bëri yoo xam ne mën nañu toog di ci réfléchir donc peine alternative. tey ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru août ñu doon màggal lekk juróom fukk ak ñeenteelu anniversaire lu porteur de pancarte yi ñoom porteur de pancarte yooyu nag ñoo dajaloo woon ca place de l'indépendance ñu ko doon wax place de Protet bis bi général de Gaulle doon ñëw fii ci Sénégal doon sàkku Sénégal mën a moom boppam ci wàllu indépendance tey jii nag xel yëpp dem ci ndem si yàlla Mbaye Jacques Diop moom maître Mbaye Jacques Diop moomu nag ñu bëri daal di fàttaliku jëf ju rafet jëm doon jëf ci googoy kuréel wante tamit dëkk ba mu fekkoon baax di tëngee ci jiite ko ay ati at ñu ànd ceeg Cheikh Tidiane Dione image yi Mohamed Dieng. salle de fête bu hôtel de ville bu Rufisque daal di fees dell mbooloo mu takku daal di ñëw li ko sabab nag moom mooy niki tey la ñuy fête lii di 59e anniversaire u bés bi ñu jagleel ñii di porteur de pancarte yi xarit àndandoo mbokk ay alliés ci ndem si yàlla Mbaye Jacques Diop ñoom dañoo daal di ñëw wuy si membre ACJ yi. wàcc fi ay kaamil ne amul benn tëgg amul sabar amul xumbeel dañ koy def souvenir am njabootam ñëw itam taxawu ñu ci bu baax ànd teeg ñun ñoom xam ma dikke mu ngi fi doomam yi ak jabaram yi ak yooyu yëpp maire Tëngéej bi itam jàppale ko parce que fii Mbaye Jacques nekk na fi maire ñaar fukki at ak ñett ñun dañu am chance bi ñu nekkee xaleel booba dañuy xeex pour l'émancipation de la société bu ñu koy def suñu idéal moo doon ñu jëm kanam ñu jàng ñu am xam-xam ñu liggéey pour réew mi. mu nekk anniversaire bi le 26 août ndax mu nekkoon bés mu fonkoon lool ñun ñëpp daf ñu daan jóg ay jabaram doomam yeeg ñëpp dañ daan jóg ma ñëw nag tey ci salle bi sama xol sore torop ndax salle de fête bu Tëngéej bii Mbaye Jacques Diop lu mu am fii la ko amee ndax waa Tëngéej bëgg ko mu bëgg leen ñu jël nag lu toll ni porteur de pancarte ñu war a mën a def nag Mbaye Jacques Diop muy seen parrain ñu defe ko ci biir salle de fête bii yëg-yëg boobu sore na sama biir xol ba bi ma dugg see mënatuma téye sama bopp. Mbaye Jacques nag nekkoon nit ku multidimensionnel waaye tamit nekkoon ab patriote boo xam ne daal dinay jox lépp dëkkam gii di Tëngéej kon nag mérité na lépp tamit. Les années Mbaye Jacques Diop, cette idée que nous avons nourrie de son vivant ne sont pas uniquement pour honorer les gens des sommitiers qui sont partis. Nous pouvons aussi penser que les vivants doivent être honorés. On a voulu le faire quand il était présent. Dieu ne l'a pas voulu. Mais ce qui est sûr, c'est que avec le conseil municipal, nous pensons très prochainement désigner des voies, des allées Mbaye Jacques Diop dans cette ville et d'autres monuments, n'est-ce pas, qui portent. bés bi nga xam ñu ngi ko jagleeloon ñii di porteur de pancarte yi waaye nag niki ren li ko wutaleeg yeneen at yi mooy dañ koy féete te kii di Mbaye Jacques Diop moom du ko fekkee di fàttali rek ni kii di Mbaye Jacques Diop nag moom mu ngi dëddu àdduna fukki fan ak benn ci weeru septembre ci atum 2016. yàlla ko yàlla yërëm moom maître Mbaye Jacques Diop ñu wax rek ci xeex bi ni xeex terrorisme ci Afrique parlementaire yu CEDEAO yi nag ña ngay amalal ca Lomé nekk capitalu Togo ñoom nag lan bëgg rek mooy réew yi daal di joxante loxo su ko defee musiba boobu ñu mën ko xeex bëgg na nit askan wi ñu boole leen fii su ko defee boobu xeex dina mën a mucc ayib envoyé spécial ca Lomé Ibou Diouf Mor Xarma. session extraordinaire bu parlementaire di amal jamono ji fii ci Togo tax na bi ñu ñëwaat rek ci li nga xam ne moo xew fële ca Burkina Faso gannaaw ab jong terroriste buñ fa amal ak itam jéye ji xew fële ca Sierra Leone gannaaw ay taw yu metti loole nag député yi àdduna jëmal ci li ni mel. Le 13 août dernier à Ouagadougou au Burkina Faso. ci fukki fan ak ñett yi weesu ca Burkina Faso ab jong terroriste moo dal ci kaw réew ma
ba tax na lu mat fukki nit ak juróom-ñeent ñàkk seen bakkan ca Sierra Leone moom taw bu metti moo fa am ba faat ay téeméeri nit xeexoo yooyu xew fii ci sous-région bi moo tax ñu dépêché ab délégation fële ca Burkina ngir masawu leen ñu jàpp ne fan yi di ñëw dinañ dem tamit Sierra Leone ngir masawu leen wan leen ne ñii di Parlement africain ñu ngi seen ginnaaw ci aw tiis bi. Pour témoigner notre solidarité et notre soutien au peuple sierra-léonais. ana lan la ñu mën a def ngir jàppale chef d'État africain yi ci xeex bu ñu sumb rek jëmale ko ci wàllu terrorisme loolu tamit yitteel na parlementaire yi la. terrorisme vraiment ay ñaawteef la xam ne kenn xamul fu ñu jóge ñii dañ ko def si wàllu drogue ñii dañ ko def si wàllu alal bu ñuy ut mais loolu daal askan wi ñoo war a bokk ndey bokk baay taxaw vraiment pour faire face. wax ak askan wi fexe la ba dugal leen ci wàllu xeex terroriste parlementaire yi gis ne loolee la gouvernement yi war a def ba tax na ñoom tamit nañ ci def seen kem kàttan. Parce que nous savons que sans paix il n'y a pas de développement. Il faut que nous sensibilisons la population. ñun xam nañu ne bu jàmm amul fii ci sous-région bi daanaka mënuñ fi tabax dara luy demale réew yi kanam ba tax na dinañ def seen kem kàttan ngir xamal ko askan wi ci xeex lii di terrorisme. Je pense que c'est ça notre rôle et nous allons jouer ce rôle de façon vraiment conséquente. nekk luy tiital nit ñi bañ a nekk li ñu ni war a si di si dellu gannaaw dañu war a vraiment nekk d'avant ñeme aussi dem dëkk yi nga xam ne dafa am surtout ñun en tant que parlementaire. gannaaw visite yi ñu bëgg amal ci diggante frontière Togo Bénin ak frontière bu Togo ak Ghana parlementaires yi tamit dinañ àddu jëmale ci budget bi ak ban taxawaay le parlement CEDEAO bi war a gën a am ngir mission biñ ko sant. jërëjëf Ibou Diouf mbokk yéen it jërë ngeen jëf ci ànd bi ak télévision Futurs Médias fii la ñuy yem ak yéen ci xibaar yi ci kanam 20h soxna Léa Soukeyna Ndiaye dina fi teew yaatal ko ci kàllaamay nasaraan ñi ngi leen di ñaanal jàmm.